yaakaar naa loolu am na solo tey jii ni ñu dugg ci mandat bi. dem ngeen élection def ngeen pré campagne def ngeen élection yàlla daal leen joxaat ndam ngeen am deuxième mandat. lu ëppoon en tout cas message wala le maître mot boo xamante ni tey jii 5 candidats doon na ko faral di wax ak ses alliés premier mandat bi ñu àndaloon moo baaxul. moo tax xëy tey jii ni ñu am ay jafe-jafe. ngeen am deuxième mandat yow nga nar a bokk ci équipe bi parce que yow bokk nga tey jii ni ñu ko fal ëllëg ci biir bu baaxee dañ naan la ci nga bokk bu bonee ci ne la tey jii ni ban taxawaay ngeen jàpp ni war ngeen ko am pour deuxième mandat bii nii. waaw loolu question bu am solo la wax naa ko. Papis waxtaan nañ ci. mooy bi muy def caravane de remerciement bi mu ñëwee ñàkk rek wax naa ko ñun waruñu wër di yuuxu. dañu war a tiit dañu war a. tiit surtout loolu. parce que confiance bu ñu lañ joxaat la. waaw confiance moom wax naa ko bi mu ñëwee toog fii encore di wax ne pour mu ñu ànd. nee naa ko sa jëw rafetul. sa jëw sa premier mandat bi neexul. kon deuxième mandat bi man de li nga xamante ne waxtaan nañ ko muy taxaw defar dëkk bi. man ca laay nekk. te bu jaree yow ñu jàkkaarloo xeexit dañ koy def. kon tey jii bu ñu yàlla joxee ndam li jarul wër di yuuxu wala di tàccu dañu war a jaaxle tiit parce que jox nañ ñu confiance yanaat nañ lu diis loo xamante ne ni ñun war nañu jaaxle war nañu am problème parce que tey jii dañu war a togg lu neex. te dañ koy togg. parce que constaté naa ñi mu àndal ak ñi mu àndaloon bu njëkk bokkul parce que man maa ngi doog a ñëw. maa ngi doog a bokk. jàpp naa ne foofu rek boo ko xoolee da nga xam ne changement dina am. parce que man yaakaar naa kenn xamuma ci affaire u caaxaan du ma neexal benn doomu aadama lépp lu ñuy def dañ koy def ci population bi gis ci seen bopp wala ma baax. loolu day leer li nga xamante ne population bi ñi mu àndal nii ay xale la yoo xamante ne nii bëgg nañ defar moo demee ñàgg ànd na fa ay xale ay Momo ay Moussa Dieng ñoo xamante ne ñëpp xam na ne ñi defar moo leen tax a jóg. kon bokkul ak ña mu àndaloon nga xamante ne ànd na ñoom. ñu ànd ak moom ba dara desul lu dul falu ñooñu taxaw fële ne ay candidat lan kon donc ñooñu mën na ne seen bopp lañ doon liggéeyal mais liggéeyal ñu woon pour askan wi. mais xale yi mu àndal nii am naa confiance ci ñoom te xam naa ne liggéey tong moo leen tax a jóg man de sama côté lépp loo xamante ni war nañ ko def population bi moom du am jàmm. bu jaree fu ñu dajee sax ñu raak gaare oto yi ba ma mbëkk ko sax dinaa ko def pour ñu gérer dëkk bi ba ñëpp xam ne carrément Mandione mii kat population bi yee ko tax a jóg. loolu man fu ma dem dama ko koy wax. te moom xam na ne yëpp na loo xamante ne nii moom bu liggéeyul dinaa liggéey bu liggéeyee dinaa liggéey. am na si ñoo xamante ni si askan bi sax nee nañu tey jii nii ñoo xamante ni ay militant Benno Bokk Yaakaar nee nañ certes jox nañ ko deuxième mandat parce que daañu xëy na am lum ñu wax. mu ne doomu aadama boo gis war nga ko may second sens mu prouver am na si ñoo xam ne dañoo jàpp ne tey jii nii bu bëggee liggéey warul def récompense politique mais warul taxaw ne tey Mandione jàppale na ma naa ko cërale lii waaye nag jël l'homme qu'il faut à la place qu'il faut Mandione lu mu mën mu ne dénk naa loolu lu mu mënul mu bako foofu mu dem ut ko mu def ko est-ce que ànd nga si loolu mu bañ a nekk benn équipe boo xam te ne politicienne moo leen fay tax a toog. ku nekk la mu mën nga jox ko. nit ku nekk li mu mën. yow xaaroo tey jii nii si mairie bi ñu jox la loo xamante ne tey jii nii mënoo ko. mukk su ma joxoon loo xam ne mënuma ko ma taxaw woo leen yéen ñëpp mën na leen jox nañ ma loo xam ne mënuma ko bàyyi naa ko. man du ma jël lu mu mënul te du ma nangu aussi keneen jël lu mu mënul. parce que tey jii maire bi bu ñu ko falee moom rek bu ñëwoon taxaw ci dëkk bi ne man kese maa bëgg a falu demul si nit ñi jàpp ci du falu. donc buñ ko falee dafa am nit yu gars yi si xool pour jàppale ko falu ko kon donc lii nii ñun ñii dañ ci am part de responsabilité. waaw kon donc nit ku nekk la mu man lan koy jox newoon lu ñuy paajoo. am na ku ma ko laaj fan yii passé na ma waaw mais waa ji la lay jox man leen déedéet d'accord ma loolu. xaaruñu loolu. man li may xaar mooy ñu toog. nit ku nekk la nga man nga xam ne ñu leer na ñun kii mën na lii ñu jox ko loolu. su boobaa dëkk bi leader yi bu ñu meeree dëkk bi dinañ kontaan. mais bés boo jëlee sedd nit ñi jox ma loo xam ne mënuma ko nga yan ma ko parce que am naa mbooloo bu su boobaa du ma liggéey parce que du ma xam nan laay liggéey. kon du ma liggéey te su boobaa population bi ñooy mer. kon am population moo gën nga am leader yi. parce que population bi rek moo jar a jàppale parce que ñoom ñooy fal. tey jii nii xam naa du ñàkk ni. boo ko gisoon moom nga koy wax muy sa leader. muy Papis tey jii nii commune bi jafe-jafe yi bëri na. la nga jàpp ni si 5 ans yi bu doon yow tey jii nii ñetti mbir la. da si war taxaw 5 ans yi mu nekk loo xam te ne carrément war na ko
saafara ba askan bi yëpp gis seen bopp la nga jàppante ji ni yow boo nekkoon à sa place wala nga ko doon digal mu war a def yan ñetti mbir nga koy wax ni carrément Papis taxawal si lii ngir askan bi. xam nga Mañoon nag ku ko dégg da nga xam ne day far Niakoulrab moom Mañoon day far Niakoulrab. commune bi nag commune parce que boo faree Niakoulrab ba ma far Tivaouane Peulh saa waa yow far Niakoulrab. xam nga kon pour vous dire que dëkk bi dafa bëri lu ñu war a liggéey. gis nga li ma gën a maîtriser mooy Niakoulrab. yow dëkk bu toll ni Niakoulrab. mag dëkk yëpp. moo mag village yëpp moo leen mag vraiment. donc Niakoulrab bu demee ba élèves yi di jàng si ay abri provisoire loolu lu ñu war a taxaw la ñun ñëpp ñu yuuxu ñëpp dégg ñu bu ñu demee ba suñu élèves primaires yi di def triple flix loolu lu ñu war a yuuxu la ñëpp dégg si Niakoulrab amul foyer des jeunes Niakoulrab amul lenn loo xamante ne nii mën nga ko yëkkati teg ko ñu ne lii nii Niakoulrab am na ko amul Niakoulrab amul dara depuis temps PS yi fi am yëpp depuis temps PS ñi fi toog ñëpp defuñ fi dara mag yi président si boppam amul lenn loo xamante ne teg na ko biir Niakoulrab amu fa kon donc tey jii buñ ànd ak moom ñii tey jii mu gagné bureau de vote yëpp grâce à man mi ak ñi ma àndaloon ñu taxaw ñu xool ñu jàppale mais nag nañ jàpp ne Niakoulrab commune bi sax laay wax lii dal Niakoulrab dal na ñàgg li ngay wax nii mooy feebar Tivaouane Peulh cité Safko bii ñuy wax nii ak Safko fii ñu nekk nii ñuy wax nii Safko amul lenn Safko amul dara moo tax biñ defee élection dañ ko gagné carrément parce que wax naa ko Papis nee naa ko. mais est-ce que fekkul ni y a un leader à côté ku mel ni El Hadj Cissé. mais Niakoulrab ñaari leader dafa newoon te gagné wuñu mais fii nii daf ci boole defuñu fi dara. comme li dal Niakoulrab dafa dal ñii fii Niakoulrab bu dul dara am na lu fi ñeneen ñi defoon temps PS ñu siy jàpp di defaraat mais fii dafa amul dara. fii amul dispensaire sax amu fi. ba ñuy wax hôpital ak amul dara amu fi. kon donc loolu noonu mooy li ñu war a xool te nag du ma ko teg Papis de. xamuñ la laa ko teg conseil yi nga xam ne fal na leen ñu jóge ci dëkk yi. surtout ça. conseil yi ñu fal ñu jóge ci dëkk yi man su ma nekkee Niakoulrab di xeexal Niakoulrab lépp lu fa manqué ma koy xeex yaakaar naa su ma si insisté te muy dëgg ci man dinaa ci am dara. ñi nekk Safko nan def loolu ñu nekk Tivaouane Peulh nan takku def loolu. ñun ñëpp bu ñu àndee ñu def ko benn yaakaar naa balaa mandat bi jeex lu bëri. loolu am solo bañ a nekk foofu naan oui ou non rek. oui ou non du ñu tax a jóg. waaw vraiment du ñu tax a jóg. waaw parce que tamit dafa jar leeral parce que ab maire tamit pour mu liggéey dëgg-dëgg il faut mu am benn conseil bu qualité bu critique bu ànd ak yoo xamante ni des choses yoo xamante ni vraiment day gis jafe-jafe askan bi di ko teg sur la table pour que mu am day saafara. mais dafa metti ñuy wax Papis. mais Papis di benn nit. waaw 60 personnes tiim leen. yow nga nekk benn nit. yow ñu lay wax yow. mais ñeneen ñaanuñu. man lu ma ànd ak yow. boo doxee ci loo xam ne teguwul yoon dama war a taxaw ne la lii nga def nii tegul yoon. ànduma ci ba ñëpp xam ne carrément bu ñëpp defee noonu sa waay dinañ jël li priorité bi ñu def ko. parce que tey ji moom mooy tax bu ëllëgee élection bu jotaatee fii war na sonn de. te dama ko wax ma ne ko man nanguwuma maire ñu fal la premier mandat ngay laaj deuxième mandat di def campagne yu metti yi man nanguwuma loolu. gis nga bu la falee premier mandat sa deuxième mandat waroo sonn. parce que da nga war a liggéey ñi Niakoulrab sonn ma. man bi may def ñoom campagne nan une semaine jóguma ma tëdd une semaine. ñoom ñuy campagne man jóguma. si li des noonu si 15 jours yi moom laa jóg. matul sax une semaine ak quelque laa jóg. parce que da nga liggéey sa base am lu ma fa liggéey. loo xamante ne nii fu ma dem dana man ma ñoon waroon nga bañ a ñëw. bul ñëw kon loolu maire bu defoon loolu ci dëkk bi jarul muy dem. kon donc liggéey bi moo am solo na concentré wu si liggéey bu bëggee population bi jox ko ay voix. concentré wu si liggéey population bi ñoom moom seen i carte keneen lañ koy jox. man lu ma ànd ak moom dama koy wax liggéey bi mooy priorité. d'accord amul génne xaalis di séddale bàyyi campagne ngay génne xaalis di loolu d'accord uma loolu. nañu sëgg ci liggéey bi defar réalisation yi gars yi gis. ñu xam ne kii kat jar na fi bàyyi gis nga fi maire yu fi nekk di def 7 ans si seen 7 mandat yu am 7 mandat. ñooñu liggéey moo leen ko fa may. effectivement mais nag tey bu sonnee si moom la. jox nañ ko deuxième chance na jël li manque ci dëkk yi mu taxaw ci li mu mënul na ànd ak waa dëkk bi yëpp ñuy yuuxu président teg ci loxo. surtout moom mu président aussi dañ koy lancer appel fii suñu commune bi dafa yaatu. Papis am na jàng mi
am na nit ñi am na lépp na ko yokkal garaatam bii mu yor nii. pour mu mën a defar dëkk bi. am na ñuy laaj sa ministre quoi si non René ministre la war a doon. waaw si non dafa jot parce que. Papis liggéey na loolu. mën na ko te bëgg na li muy def. mais nañu ko defal ministre. nañu ko defal ministre mu jàppale xale yi. jàppale dëkk non bu liggéeyee commune bi rek nekk ministre booba askan bi ñoo koy gunge foofu ñooy exiger loolu bu liggéeyee moom dina ko am. askan bi wan nañ ko ne dañ koy gunge parce que dañ ko jox deuxièmement waaw liñ ko jox nag président moo ko war a dooleel ndax bii ñëw mu bañ a sonn mu jàppale askan surtout ma yenn maire yu bëri moom dañ leen làpp yu métti waaw moom au moins kii na quoi téye na affaire yi ba léegi téye na affaire yi te buñ ko tëggaatoon suba mu téyewaat ko waaw parce que ànd nag ñoo xamante ne ni population bi leen àndal liggéey rek moom moo leen tax a jóg kon nag nañu ko dooleel ndax ñun ñu am doole bu ñu dimbalee suñuy nit